ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi sur chaîne bii di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. ñii ngeen gis ni ay doomi Casamance lañ yoo xamante ni dañoo fas yéene dellu seeni village gannaaw ba armée bu Sénégal ci liggéey bu am solo fexe ba dominer yenn zone yoo xamante ni ñi ñuy woowee ay rebelle te bokk MFDC ñoo ko occupé woon. mu nekk benn étape bu am solo ci conflit Casamance bi nga xamante ni ñëpp ci tàyyi ndax mbir mi kat dafa duré dafa yàgg lool daanaka léegi mu am ñeent fukki at doomi Casamance yi sonn nañ ci ñi newul itam doomi Casamance aussi yàgg a sàkku ñu dox ci ay tànk jàmm. ndax bu dul dara Casamance benn la ci zone yi nga xamante ni bu ñu bëggee suqali suñu réew ñun Sénégal moo xam ci wàllum économie moo xam ci wàllum tourisme moo xam ci wàllum culture ndax mooy benn ci dëkki Sénégal yi nga xamante ni nasaraan si réussir ñu ba nasaxal seen aada soppi leen def leen ay tubaab yu ñuul non seulement fier nañ ci lu ñu doon mais aussi duñu ay complexé te yu mel nii la Cheikh Anta Diop doon xeex maanaam nit ku ñuul dafa war am identité d'abord maanaam xam mooy kan door nag ubbeeku ci àdduna bi ba dara du ko mën a këf. notion identité et culture bi Cheikh Anta Diop doon théoriser ba noppi prouver ko sur le plan scientifique da nga koy fekk ci képp ku bàyyi ko Casamance kon zone bu am solo la ci développement wu suñu réew moo tax ñenn ñi di ko wooyee le grenier du Sénégal maanaam bu Sénégal doonoon kër Casamance mooy benn ci bërëb yoo xamante ni yenn yi mënta ñàkk ci suñu dund fa lañ koy denc. moo tax la fa xew fan yëpp intéressé ñu ko doon suivre de près bàyyi ba période idéale ñu def ci benn taxaw seetlu boo xamante ni du nekk yeewaat fitna. parce que période bii dañoo nekk ci étape bu am solo ci jaami Casamance te ñun jàpp nañ ni buñ ci noppee dañoo war a woo bépp doomi Casamance doomi Sénégal ñu tënk ay mbir ba Casamance bokk ci zone yi nga xamante ni suñu réew da ci mën a sukkandiku ngir mën a jëm kanam ndax ba tey potentiel yi zone boobu noonu am amul njeexital ci ña fa dëkk amul itam njeexital ci réew Sénégal moo tax jàngatu tey bi dañuy fàttali d'abord pour génération yi nga xamante ni dañoo judd fekk fi conflit Casamance bi te xamuñ fu mu bàyyikoo ñu leeral leen fu mbir yi jógee lan moo tax mu yàgg ak nguur yi fi jot a jaar yëpp ku ci nekk la nga ci joué ñu ci profité aussi di artu presse bu Sénégal ndax fan yii yëpp dégg ngeen yenn ci ay médias naan am na ay soldats sénégalais yu ñàkk seen bakkan ci opération yi ñuy amal ca zone boobu noonu muy ay fausse information armée sax génnee nañ benn communiqué weddi ko benn blessé la ñu am te même bu fekkoon ni suñuy soldats dañ ci ñàkk seen bakkan waruñ ko fësal ndax dafay fragiliser image yu suñu armée ndax dëkk yi gën a mag moo xam États-Unis moo xam Russie moo xam France ak yeneen puissance mondiale bu ñu demee ci ay jàmmaarloo même bu ñu reyee seeni soldats par exemple ñu rey ci téeméer dinañ xool nu ñu koy rafetalee en complicité ak seeni médias ne benn soldat moo dee parce que bëgguñu wane seen faiblesse su réew. donc journalisme du joxe n'importe quelle information dong surtout domaine boo xamante ni dafa sensible comme armée loo ciy wax da nga war a dem ci waa DIRPA bi nga xam ni mooy bànqaasu armée bi ceetu lépp lu jëm ci information tukkee ci armée donc rapproché wul ci ñooñu noonu balaa ngay publier. journalisme dafa war a ànd ak patriotisme drapeau bi waroo bokk ci ñi koy gàkkal d'autant plus que soldats ya fa nekk di jàmmaarloo pour ñun suñu sécurité ak képp ku dëkk Casamance dañoo bàyyi njaboot ginnaaw bàyyi yaay bàyyi soxna bàyyi mbokk bàyyi doom ku ci dégg am na soldat bu ñàkk bakkanam foofu noonu te muy sa mbokk guddi googu dootoo nelaw kon yenn ci presse bi nañu ànd ak professionnalisme tuuti parce que am na yoo xamante ni boo ko xamee sax waroo koo wax masamag na ngay wax ci loo xamante ni maîtriser woo ko dara wóoru la. kon lii précision la bu ñu bëggoon def d'abord balaa ñu ñëw ci histoire conflit Casamance bi ak liggéey bu am solo bi nga xamante ni suñu soldats yi ñu ngi koy amal actuellement ngir protéger population ba fa nekk ba ñu mën a delluwaat ci seeni suuf dund ci jàmm ak salaam mën a bénéficier wu ci richesse bi nga xamante ni suñu borom may nañu ko ci dëkk bii di Casamance. conflit Casamance nag pour comprendre ko faaw nga remonter avant indépendance. dafa am contexte historique boo xamante ni boo ko ratee rek mënoo ci def benn jàngat bu mucc ayib li ñu war a comprendre mooy bi fi tubaab yi di ñëw ngir coloniser ñu ñaari dëkk ñoo doon xëccoo Casamance muy France ak Portugal ndax benn navigateur portugais bu ñu naan Diniz Diaz moo découvrir zone bi en 1445 par la suite en 1837 la français yi di doog a découvrir Casamance donc mu amoon ay xëccoo entre ñaari réew yi ba 1860 ci lañ trouvé benn accord portugais yi bàyyi France Ziguinchor. en 1905 ñu am benn accord définitif portugais yi daal di jël Guinée-Bissau France jël Casamance mais li ñu war a xam ci étape boobu noonu mooy doomi Casamance yi dañoo yàgg bañ colonisation bëgguñu woon ku leen coloniser dañ doon jàmmaarloog tubaab yi ngir moom seen bopp kiñ ci gënoon ràññee mooy Fauré Kaba Doumbouya dafa xeex ak tubaab yi ba ñu muy génne àdduna en 1901
Djignabo Bassène moom aussi ci ñu doon jàmmarloo tubaab yi la bokk. par la suite la génération Aline Sitoé Diatta ñëw continuer xeex bi kon dañu yàgg nekk ay bañkat moo xam esclavage période coloniale ba nu ñuy amee suñu indépendance ñoo gënoon sonal tubaab yi parce que non seulement daawuñ nangu obéir mais aussi musuñ dellu ginnaaw ci seen jàmmaarloo ak nasaraan si donc lii faaw ñu xam ko d'abord ngir mën a comprendre fi conflit Casamance bi tàmbalee même moment bi ñuy négocier ñun suñu indépendance ak tubaab yi ñoom ñi ngi xeex ak ñoom pour moom seen bopp. léegi bi ñu France joxe indépendance yenn ci doomi Casamance ñoom dañ ne seen yoon newul ci indépendance boobu noonu ndax musuñ obéir tubaab bi déjà avant ñu am indépendance fekk na MFDC juddu en 1947 ndax ñu bari dañoo jàpp ni MFDC mi ngi judd ci événement 1982 yi daan ci ñëw MFDC mi ngi juddu en 1947 3 ans gannaaw ba tubaab bi rayé Aline Sitoé Diatta. MFDC di mouvement des forces démocratiques de Casamance donc juddu na avant indépendance ñu daal di am seen drapeau bopp moo nekk nii. léegi bi ñu France joxe indépendance yenn ci doomi Casamance na ñoom aussi dañuy moom seen bopp mais malheureusement période boobu noonu waxuñ leen woon dëgg li tax waxuñ leen dëgg mooy Senghor daf leen espérer loo daf leen diggoon ni Casamance dañ ko génnee ci carte Sénégal ñu am seen indépendance su bopp ñuy dem di dem gisuñ benn réaction fekk boobu Ziguinchor nekk na région Sénégal am gouverneur ak lépp ba le 26 décembre 1982 MFDC daal di organiser marche pacifique ca gouverneur bu Ziguinchor. mais ba ñu yegsee ci gouvernance bi dañoo décidé woon wàccee drapeau Sénégal daal di koy remplacer drapeau MFDC ci la nag takk der yi daal di intervenir mbir yi tàngoon lool def ay victimes yu bëree bëri Abbé Diamacoune Senghor mi ko jiite woon ñu daal di koy teg loxo foofu nag la waa MFDC décidé fippu jël ay ngànnaay ngir mën a jaamaarloog armée bu Sénégal. am na yeneen ak yeneen yu ci xew yoo xam ni bëgguñ di ci revenir parce que nee naa leen dañu nekk actuellement di connaître benn étape bu am solo ci jaami Casamance li ko jëmale kanam mu ñu ëppal solo. mais dañuy fàttali kese te li ñu war a xam foofu mooy nguur yi fi jot a jaar yépp ku ci nekk am nga rôle boo ci jouer avec ta manière. Senghor démarche am moo nekkoon dig leen di leen yaakaarloo di naxanteeg ñoom ndànk-ndànk ci nguur Abdou Diouf précisément le 31 mai 1991 trouvé woon nañ benn accord ngir teggaanaay yi gannaaw xeex bu yàgg lool. mais en 1995 xeex yi dafa tàmbaliwaat ñoo ngi fàttaliku ay doomi France yuñ tegoon loxo wax ni dañ leen ray. ba ci 1996 jàpp 99 ñu tàmbaliwaat négociation yi ngir jàmm am Casamance. Abdoulaye Wade daal di falu joué ci moom itam rôle bu am solo ndax quelques mois gannaaw ba mu faloo en 2000 la organisé benn rencontre ak waa MFDC ca Ziguinchor ay weer lañ ci tegaat le 24 mars 2001 ñu daal di finaliser accord boobu noonu. mais malheureusement après loolu problème dafa am biir MFDC entre Abbé Diamacoune Senghor mi ko jiite ak Sidi Badji bi nga xamante nii moo yore bànqaasu militaire boobu mouvement. mais Abdou Latif Gueye di fondateur ONG islamique bii di Jamra moo leen jubboole en mars 2002 ngir dara bañ a naxasal jàmmi Casamance. gannaaw loolu Abbé Diamacoune Senghor signé waat na beneen accord ngir wéer bépp ngànnaay en 2004 ba tey ci nguuru Maître Wade calme daal di amaat. mais ndogal daal di am ci diggante bi ndax gannaaw ba Abbé Diamacoune Senghor génne àdduna en janvier 2007 dafa am lu bari lu mu ralentir ci jàmmi Casamance ndax gannaaw loolu MFDC dafa tàmbalee tas ñiy jaar nii ñeneen jaar nële. division boobu tax nguuru Sénégal amoon jafe-jafe ngir trouver benn interlocuteur boo xamante nii moo leen yilif ñoom ñëpp ndax boo négocier ak ñii ñeneen ñaa ngi xeex ci beneen wet mbir yi nekk benn pëccoxoo ñeneen ñoo xamante ni ay nooni Sénégal lañ dugal seen loxo ci mbir yi. ñoo ngi fàttaliku sortie bi ci Maître Wade defoon de crise casamançaise dafa am ñeneen ñu ci dugal seen loxo. Nous savons bien qu'il y a la main de l'étranger dans cette affaire de la Casamance. Nous le savons. Mais c'est la raison pour laquelle nous devons être extrêmement prudents, régler cette question entre nous Sénégal. Pendant longtemps, je dis que je n'admettais aucune intervention extérieure dans cette affaire de la Casamance. Aucune. ci réew yooyu noonu ñu daal di ci soupçonné réewu Iran ndax Abdoulaye Wade demoon na ba découvrir que ni yenn ci ay armes yi waa MFDC di jëfandikoo ngir xeex ak soldats yu sénégalais yi mi ngi bàyyikoo ci réewum Iran. loolu taxoon Maître Wade dakkal relation diplomatique entre Sénégal ak Iran en 2011 mais naka la armes iraniennes yi yegsee ci waa MFDC ndeke boobu ci Yaya Jammeh la doon jaar ndax Yaya Jammeh problème am moo nekkoon bés bu Casamance amee jàmm lépp jaar yoon Sénégal dafay nangu réewu Gambie boole ko ci région wu Sénégal esprit bii la Yaya Jammeh amoon. léegi comme que amul woon moyen pour xeex ak Sénégal ni muy def mooy di fournir waa MFDC ay armes rax ci dolli di nëbb yenn rebelles yi parce que à chaque fois bu suñu soldats yi mësaan dominer waa MFDC gars yi dañuy daw làqu ji Gambie ca Yaya Jammeh wala Guinée Bissau moo tax li tax jàmmi Casamance gën a yéex yàggul lool Yaya Jammeh daf ci am part de responsabilité bu rëy a rëy
ndax moom jàpp na ni bu Casamance amee jàmm Gambie dafay nekk région wu Sénégal dañuy ñëw seen kaw. suñoo am Sénégalais musta am problème fii. Sénégal yi dingo nene man problème soto jàng. bee benn yoon. fo signa killing. di Ablaye Wada. fo ka biring Ablaye Wada. léegi wone ne daf ñu bañ. sa a yitandi na ko ay konne jàng. Gambia ak Sénégal war a play in Sénégal. Gambia na kata dam fo min keta Sénégal Dakar kono. mu oo El Hadj Diouf mu ne c'est la guerre. Alaaji Diouf kuma ne dara si télévision la ko kelole mu guerre wala mu keloti. diggante Gambia ak Sénégal football rek mu ne guerre la. a ko Gambia ni Sénégal tema kata dam fo damma mi mu feete a ko kelole woti. ma ne ko dinañ ma fi fekkaat. koy ben tara la jande. dinaa ko woon loo xam ne kenn musu ko woon. be kuma folaay moo nene ta folaay. ma oo ko. nga kumandi. ma ne ko balaa ngaa oo football ah. nga ko ina manan kata dam fula kumandi la. nga ne c'est la guerre. e ka fo ko kelole ñu football football la ne mun tan guerre soldat yi lañ xamoo waaw sa chef d'état-major nga ne ko c'est la guerre nga seet li ma la. kay ko kelo nga min lo wolem soldier o te wole ela soldier kunti o kumande ya fay ko kelole mba ya jibe. ma ne ko français ak américain ñoo la pousse. kay ko français lu ni américain ol wolle ke suku. ma ne ko bés boo reepee ba kenn benn soldat du Sénégal croisement border bi dinaa naan café si sa ndel bi. rax ci dolli moom Yaya Jammeh da doon teg ak deal ak ñoo xamante ni ay trafiquants de bois lañ dañ doon sàcc bois wu Casamance bi di ko exporter bitim réew. par exemple boo sàccee ay bois àllu Casamance yi da ngay créer benn entreprise en Gambie fay Yaya Jammeh xaalis bu bëree bëri léegi bois boobu noonu da nga ko jëlee Casamance jaaree la ko Gambie yóbbu ko Chine ak yeneen réew. Yaya Jammeh lii bokk na ci li ko gën a may alal moo tax bëggul woon Casamance am jàmm ndax business am daf ci nekk. donc lii benn point la boo xamante ni bokk na ci li gën a tardeel jàmmi Casamance ndax ñu bari dañ ci amoon ay intérêt biir MFDC gannaaw ba tàqali ko amee coow li nekkatul léegi am indépendance parce que président yi fi jaar yëpp kenn nangul négocier indépendance mënul nekk. Il y a des pays qui me l'ont demandé, j'ai dit non. Pas plus tard qu'hier, j'ai eu des collaborateurs présents, j'ai fait comprendre qu'on ne me parle plus de statut spécial de la Casamance. Ou la Casamance est dans le Sénégal ou elle n'est pas dans le Sénégal. Et pour moi, la Casamance est dans le Sénégal. La seule chose, en tant que président du Sénégal, que je ne peux pas négocier, c'est la partition du Sénégal. Par contre, sur tout le reste, nous pouvons discuter. Mais ñenn ci ñoom dañoo créé seeni gang di agresser ay voyageurs di attaquer ay villages di ci rey doomi aadama ay doomi Casamance ñu leen di rey ñoo ngi fàttaliku kaaw bu fa Bayot ñu rey fa ay jeunes yu bëree bëri ñoo xam ne defuñ dara ay innocent lañ ay doomi Casamance lañ di jël ay toolu jàmbur di ci bay yamba pour mën ko jaay donc mbir yi dafa dem ba nekk benn banditisme boo xamante ni doomi Casamance yi ci boppam ñooy nekk les premières victimes teg ci mbir yi demoon na bay chantage daal ci am maanaam yenn rebelles yi dañ doon chantage Maître Wade par exemple bu ñu attaqué ay village wala ay voyageurs bu leen Maître Wade wooyee téléphone dañ ko naan amuñ lu ñu lekk moo tax amaruñ xaalis Maître Wade daal di leen di envoyé xaalis ngir ñu mën a dund bàyyi agression yi loolu Maître Wade moo ko wax. Chaque fois qu'il y a un braquage, les gens du maquis nous disent ce n'est pas nous et ils nous désignent les responsables. Et quand c'est une autre branche du maquis qui est accusée de ça, ils me disent, Monsieur le Président, nous ne voulons pas faire des braquages, mais nous avons ça. Et enfin, nous ne pouvons pas rester mourir dans la bouche. C'est très compliqué. Et je vais vous dire simplement une chose, vous êtes des mères de famille, j'ai nourri moi les rebelles pendant des années. léegi nag situation bi mënul woon continuer président bi war a remplacer Maître Wade dafa war a adopter beneen approche bi mooy bañ a joxati woy fipp yi xaalis loolu benn la ñaareel bi mooy renforcer sécurité bi fépp ci Casamance ñetteel bi mooy fexe ba woy fipp yi du ñu daw di laqatu ci yenn dëkk yu ci mel ni Gambie wala Guinée-Bissau. Je proposerai un cessez-le-feu immédiat, un cessez-le-feu entre l'armée nationale et les forces du MFDC. J'engagerai sans délai des négociations sérieuses cette fois-ci avec toutes les parties intégrantes du conflit. léegi Macky Sall lu ne mën nañ ko waxal mais ci wàllum pexe tëgg ay stratégie daf ci xarañ macha allah bu ci boole woon liggéey moom dina am woy wudul fay waxuma la Sénégal mais Afrique ba mu daj léegi moom Macky Sall dafa teel a comprendre que ni jàmmi Casamance mi ngi dépendre en grande partie ci suñu relation ak ñaari réew yi muy Gambie ak Guinée-Bissau
ndax ci ñaari dëkk yooyu noonu la rebelle yi di daw làqu bu leen suñu soldats yi sonalee rax ci dolli Yaya Jammeh di leen fournir ay armes di leen dooleel. donc il fallait que ñu éliminer Yaya Jammeh parce que ci la Sénégal ak Gambie di mën am jàmm ñaari réew yoo xamante ni wax dëgg fa yàlla ay sax dafee xajul ndax ñoo bokk ay culture ñoo bokk deret ñoo bokk ay turu ki sant ku nekk ci ñun am ngay mbokk Gambie ñun tubaab yi ñu séparé mais ñoo bokk benn deret buy daw suñu yaram mais Yaya Jammeh moom bëggul woon jàmmam parce que tant que Casamance mi ngi tàkk yenn zones yi suñu armée dootuñ fa amati accès moom muy gën a complot ak ay rebelle di développer business am donc il fallait que ñu éliminer ko moom Yaya Jammeh moo tax bi ko Adama Barrow gagné mu bañ Macky Sall dafa alerter automatiquement CEDEAO ñu jël suñuy moyens ngir jëlee ko fa donc Macky Sall moom loo ko mënti waxal ci histoire boobu noonu daf ci jouer rôle bu am solo il fallait éliminer Yaya Jammeh pour que suñu diggante Gambie mën a ratax mel na meloon. mu des nag Guinée-Bissau foofu aussi faaw ñu supporter candidat boo xamante ni bés bu faloo du naxasal suñu diggante ak ñoom. ci la Macky Sall soutenir Umaro Sissoco Embalo ba ni muy jotee ci nguur gi donc li gënoon jafe ci xeex ngir jàmmi Casamance mooy fexe ba neexook ñaari dëkk yi ko wër loolu la Macky Sall réussir te loo bañ jombar nangul ko ni yaa mën a daaw ci kaw Guinée-Bissau ak Gambie Macky Sall dafa réussir benn coup de génie diplomatique bu doy waar. léegi gannaaw loolu ñu signé ay accord militaire maanaam benn rebelle dootul daw di làqu Gambie ak Guinée-Bissau dañ leen di def li ñuy wooye wër ndomba bu leen wëree ndomba cible zone yi nga xamante ni mooy seen base daal di leen di néewal kattan noonu la suñu jàmbaar yi def tàmbali bombardement yi depuis le 26 janvier ngir contrôler yenn base yi. Le 1er février. Ce week. actuellement nag suñu armée dafa guñ bilan global mais jàpp leen ni base yi gën a am solo yi MFDC occupé woon suñu jàmbaar yi teg nañ ci loxo. benn bi mooy base bi ñu woowe Badiom bi nga xam ne mooy centre de gravité rebelle yi nangu nañ ci ñoom ay armes yu am solo yàq itam tool yi nga xamante ni fa lañ daan bayee yamba bi parce que ñoom aussi pour financer seen activité faw ñu def loo xamante ni da leen di may ñuy mën a dund yamba bi bokk na ci activité yi nga xamante ni ñu ngi ko doon def pour financer seen opération suñu jàmbaar yi daal dinañ yàq tool yëpp mais li ci gën a amati solo mooy yenn ci population Casamance yi nga xamante ni dañoo demoon gàddaay parce que rebelle yi nangu woon nañ seeni suuf ñu ngi tàmbalee ñibbisi installé waat fi seen maam yi bàyyeekoo. léegi nag ñun am nañ suñu position ci mbir mi suñu position mooy. gannaaw bu ñu terminé opération bi ndax xamaguñu ba tey kenn la suñu soldats yi di pare seen mission bi mais buñ ci noppee li gën mooy ñu toog waxtaan maanaam bu ñu beddi kenn même waa MFDC nañu woo bépp doomi Casamance ci table de négociation yi ndax Sénégal ñoo ko bokk buñ ci noppee ñu dooleel zone bi ci wàllum infrastructure ba duñ manqué dara ba dëkk bii di Casamance di sentir boppam ci biir réew mi mais pas bàyyi ba élection di am ñu fay dem ngir jënd seeni carte donc gannaaw opération militaire bi nañu dem négociation gannaaw négociation ñu jublu ci politique d'intégration bi politique d'intégration boo xamante ni doomi Casamance yëpp lay concerné même ñi bokkoon MFDC bu mu am xaj ak seen bu mu jur tamit frustration donc lii mooy suñu xalaat ci mbir mi benn jàngat bu ndaw ci li nekk di xew actuellement Casamance kon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf